Fatou Fall madame Diop ñu gën ko xam ci Maman Africa, infirmière d'état à la pédiatrie de l'hôpital régional de Thiès. Nampal comme ni ñuy waxee ñu ne allaitement ñu ne nampal dafa am solo lool ci xale bi nga xam ni ganesi na àdduna. li ci nekk ci njëriñ bëri na li ci nekk ci ferñeent bëri na ni mënee jàppale xale bi tamit bëri na. xam naa dinañ ci wax ci lan mooy waral allaitement bi comme niñ ko tuddee léegi allaitement maternel exclusif lu ko waral ak nan lañ ko war a defalee bàyyil ma jox madame Faye question bi ma laaj mu gën koo développer wax la di ci nekk yëpp ci njëriñ. ñi ko xamul nàmpal mooy le fait que yaay jox weenam doomam soow génn ci te muy njariñ lool ci xale bi waaw bu ñu sañoon nag yaay bu nekk ween kese ngay jox sa doom maanaam ci juróom benn weer yi jiitu xale bi bu juddoo rek pour les premières heure bi jiitu xale bi bu juddoo rek ñu jël ween jox ko loolu avantage bi ci mën a am dafa bari déjà avantage la ci xale bi mais avantage la aussi ci yaay ji boo ne nàmpal ci ñaari fànn avantage la ci yaay ji comme ci doom ji waaw boo ñëwee ci xale bi le fait que ñu teel ko jox ween bi am na li njëkk a génn loo xamante ne lii du soow moo xamante lu weex tàll la benn liquide la bu xaw a couleur bu xaw a marron la mooy njëkk a génn te loolu c'est très riche en anticorps am na ñoo xamante du ñu xam nag dañ koy ratt tuur ko mais loolu nu ñuy ñaan nit ñi di ko jox xale bi c'est très riche en anticorps loolu dafa am solo trop xale bi di ko jël moom la ñuy woowee colostrum c'est important xale bi naan ko riche na en anticorps dina ko dimbali ci yenn feebar yi en plus avantage la ci maman bi dina tax utérus bi gaaw a tëju saignement dina ko mën a éviter te ku ne saignement ci après accouchement li mu mën a jur dafa bari le fait que nag xale bi teel a jën ween bi dina contracter utérusu yaay ji mu teel a tëju ba saignement yooyu du ci am loolu yëpp njariñ la. le fait que dañ ne du bënn mais da ngay stimuler parce que il suffit que succion am rek day stimuler au niveau ci cerveau yaay ji ci bopp bi lépp kii la processus la. il faut mu jël weenu yaay ji tétine bi kii bi ween bi cus bi stimuler ko pour ween bi mën a ñëw début bi nag mën na bañ a gaaw mais il faut dañuy continuer rek di ko jox ci premières heures yi en un moment dina ñëw nañu am patience continuer di jox ween bi xale bi ñoom dañuy bëgg di jëndi meew defaral xale bi biberon mais du doon li gën déjà sur le plan coût dafay metti pour le papa aussi parce que da ngay jëndi meew xaalis la te li ne ferñeent yi ne ci ween amul fenn meew yi ñuy defar di ko jaay dañ koy jéem a imiter mais weenu yaay dara du moom benn la yàlla moo def loolu ci nit jéem nañ ko imiter ba sonn di defar ay meew mais ba léegi day am lu des c'est très riche am na lipide protéine glucides sels minéraux ak ndox des fois dañ naan la ci pays yi ñu nekk dafa tàng waruñu di def pendant allaitement maternel exclusif pendant 6 mois mënul nekk mën na nekk parce que weenu yaay dafa am meew kii bi dafa bari ndox maa ngi ci c'est complet mooy aliment bi gën a complet voilà allaitement exclusif bu ñu mënul sañoon ñu di ko def à la naissance ba 6 mois xale bi ñuy soog a dugal leneen loolu moom bu ñu ci jàppale woon dina doon li gën mën na nekk gàllankoor ci xale bi comme li ma la wax du doon li gën mais bu fekkee situation taxaw na dañuy xool leneen li ñu ciy def mais boo xoolee différence am na xale bi nga xamante ne danga ko jox weenu yaayam ak xale bi nga xam dañ ko nàmpale ak lait artificiel du ñu doon benn parce que avantage yooyu xale bi bu fekkee dañ ko jox ween kese da ngay gis sur le quotient côté quotient intellectuel à l'âge adulte bu demee ba dugg école xale boobu mooy gën a xarañ ka xale bi nga xamante ne dañ ko jox beneen meew duñu benn avantage yaa ngi noonu kon lu ñu mën a def rek ba jox xale bi weenu yaayam mooy doon liggéey même pour à l'âge adulte yenn maladie chronique yi maanaam diabète ak yenn pathologie yi su fekkee xale bi ci à bas âge dañ ko joxoon weenu yaayam moom mooy gën a épargné wu ci yenn feebar yi même pour obésité xale yi nga xam dañ leen di nàmpal ci beneen meew mi ñoom ñooy gën a obèse ci ëpp ki nga xamante dañ ko jox weenu yaayam te ku ne obésité facteur de risque pour yenn feebar yi kon nañuy jox xale yi seen weenu yaay waaye nàmpal ku ne nàmpal dinay am ay jafe-jafe des fois ngay nàmpal yenn problème mën cee am maanaam xale bi weenu yaay ji jékki-jékki néew bi ak yooyu mais toujours day am solution bu fekkee benn ween bi moo am problème nga jox ko beneen ween mais bul arrêté nàmpal bi toujours dina am solution mais li gën mooy
fexeel ba weenu yaay ji nga continuer di ko jox te c'est des avantages yoo xamante ne yii même bu fekkee ne nit ki day liggéey yi wala dara parfois ñun ñii di liggéey yi boo amee possibilité ratt sa ween su fekkee ne sa ween bëri na lool nga ratt ko bàyyi ko ça peut faire 6 heures de temps boo ko digalee au frais xale bi pendant 6 heures mën na ko naan le fait que nga dem nga wàcc mais loolu mooy li gën que ñuy jël les beneen lee di ko jox. du question jafe-jafe parce que bu fekkee ne contexte bi nga koy defaree baax na mën na dem mais dama lay expliquer ne la weenu yaay dara du moom weenu yaay dara du moom bu fekkee ne bële la xëj na problème xale bi mën na am problème digestion parce que lait maternel c'est plus digeste su fekkee ne nag beneen lait la xale bi mën na am yenn ballonnement yi wala yenn problème yi mais su fekkee c'est le lait maternel c'est xale bi dina ko digérer facilement c'est plus digeste te en plus yàlla dafay def période bi nga xam ba moment xale bi buy màgg toujours quantité bi mu soxla c'est le lait sur mesure maanaam toujours mois bi mu toll yaayam dina am toujours assez de lait pour nourrir ko loolu yàlla def na ko. benn jigéen ñàkkul soow ça diffère selon les personnes ak alimentation bi mais benn jigéen ñàkkul soow awma soow non non da ngay fexe jël sa temps xale bi stimuler ween bi day ñëw lépp lu riche loo xamante ne li yaay ji mën na ko lekk dina baax pour kii parce que lépp loo lekk rek sa day jàll ci soow mi na nekk lekk bu riche. lekk bu riche une bonne alimentation xam nga des fois dañuy defe ne riche bi ci yeneen mais togg yi ñu daan togg ay laaxu bisaab togg yenn kii yooyu yëpp c'est très riche c'est des aliments yoo xamante ne yi ay ferñeent am na ko mi ngi fii nañ koy defar di ko lekk te loolu dina dimbali xale bi. la plupart du temps tam xale jigéen ñi ñoo ngi inculqué sànq junj naa ko maam yi mais xale jigéen ñi ëpp dañuy bañ nàmpal naan la sama ween dafay daanu yooyu aussi conséquence désastreuse la. ndaxte ni ko madame Faye waxee nàmp dafa baax ndax doom ndaxte mën nañu wax sax tey peut-être bu ñu fi tegoon oustaz wala leen dina am lu mu junju nàmpal day yar doom déjà fa la éducation njëkk a commencé ndax bët bi la sa doom di xool bi nga koy nàmpal ak yow bi nga koy nàmpal déjà yërmande day dugg affection am amour am ba tax na yow sa doom boo ko xoolee sax dina xam bët boo ko xoolee mais tey ji boo yoree doom ñu baal ma meew yi borom usine yi nañ ma baal lu ci ëpp meewu nag lay nekk lait de vache boobu peut-être di nga ko synthétiser waat ko mais ba tey li ko madame Faye waxee ferñeent yi dafay des day am lu des lu bëri di nga gis nga yor xale du am une semaine mu def constipation gis bébé une semaine mu def diarrhée bébé une semaine yaram bi tàng cër d'accord feebar am na mais am na yoon yoo xam ne aussi ñàkk nàmpal bi ci war bi normal heure yi nga ko war a jox respecté woo ko aussi nga jël sa ween mu nekk taaw mënoo toog position bu baax mënoo jël ween bi sa ween cëkk na nga gaaw a sonn temps bi nga war a def xale bi pour mu am dëgg-dëgg quantité bi mu war a am ci journée bi sa doog ko jox wala au cas où aussi bébé ku ne xam na ni journée bi day nelaw yéen doo nelaw nga ne mi ngi nelaw suñ la nee yëkkati sa doom nga ne dafay nelaw doo yàq nelaw aussi day yàq nàmp bi mu war a nàmp ba indil xale bi xiibon gi mooy su ñëwee bu dee biir bi taw la xale bi mën naa def déshydratation dénutrition ñëw wow koŋ wala mu def malnutrition aiguë sévère yooyu yëpp dañu koy gis dañu koy indil parce que pratiquement ñun ñi féete côté bii fii nga ñu fekk ci loolu la ñuy gën a yëngu te période bi nii ñu nekk sax dafa bëri. xale bi doog a judd war naa mën a am 8 tétés non voilà 8 tétés nga jox ko quantité maanaam journée bi yëpp chaque 3 heures de temps xale bi war naa nàmp kon am na bébé yoo xam bu ne xasee ba sang tëral mën nañu nelaw 8 heures ba midi duñu jóg. loolu yow yaa war a toog ba ci yaa nga yëkkati sa doom yee ko nàmpal ko changé ko mu tëddaat dina jàppale xale bi te mën a fay wax na ko sànq xale bu la ci génn benn nax di nga gis sax maam yi léeg-léeg di tooñ seen sëti maa xalaa sa yaay meewu nag nañ ma baal la nàmpalee moo tax nga mel ni nga mel xamoo dara comme nag ça se joue loolu moom c'est vérifié boo demee ba toog ba ngu école nga koy xam kon ngir yàlla maman yi dee leen nàmpal seen doom yi c'est tellement important ba pare mooy coûteux yàllaa ko def c'est naturel ni la yàlla mayee doom nga ëmb ba imbi noonu la yàlla mayee meew mi nga war cee mën a nàmpal xale bi. à partir de 6 mois dañuy dugal alimentation maanaam dañuy njëkk ci li nga xamante ne mooy gën a liquide comprendre nga li gën a liquide noonu lañ ko koy joxee boole ko ak weenu yaay ji ba keroog 2 ans xale bi mën na continuer di jël weenu yaayam mais da ciy boole yeneen aliment à 6 mois mooy allaitement exclusif bi du ci rax dara mais à partir de 6 mois da ciy commencer dugal dans un premier temps loo xam day liquide après loo xamante ni lu semi liquide la
ak loo xamante ne lii xëj na mën na gën a dëgër maanaam mu commencé naan ay ruyeeg yooyu ñu commencé di associer yeneen aliment mais ko day continuer di jël ween bi pendant 2 ans loolu mooy li ñu gënal. li gën mooy ku ci nekk sa doom nga nàmpal ko mais dafay am situation yoo xamante ne comme la maman est décédée wala dara mu am ñu xool yeneen situation lu ñu mën a def keneen ku nekk ci kër ga koo xamante ne day nàmpal dina ko mën a def mais day fekk na leen leer na ni kooku amul yenn pathologie yi parce que aussi am na loo xamante ne lii mën na gàllankoor xale bi lépp nañ koy saytu xool ko ba xam parce que c'est le lait maternel mën na nekk ak affection bi war a am ci diggante xale bi ak kooku waaw mais li ñuy gënal mooy ku ci nekk sa doom nga nàmpalal ko sa bopp su fekkee ne nag dafa am situation yoo xam dafa présenté wu dañuy xool nu ñuy adapté wu par rapport ak situation boobu comme bu fekkee ne xale bi yaayam dafa décédé dañuy comme situation boobu taxaw na dañuy obligé wut beneen meew jox ko wala bu fekkee ne am na ku nekk ci kër ga ñu xool ban lien la am ak yaayu xale bi su c'est des liens de parenté yu jege kooku dina ko mën a nàmpal mais ci kaw ñu xam ne kooku am na yenn pathologie yenn feebar yoo xamante ni amu ko comme le VIH bu fekkee ne koo xamante ne kii mi ngi ci kër ga day nàmpal nga jël xale bi rek jox ko te deful traitement boo xamante ne bii c'est protégé maanaam allaitement protégé mën na andil xale bi gàllankoor loolu na ci nit ñi di bàyyi xel doo jël sa doom rek jox ko nit ne ko na ko nàmpal mais dafay am ay situation yoo xam ne danga ko war a saytu ba pare si kii ko war a nàmpal dafa am VIH te jëlul yenn médicaments yi pour def allaitement protégé yow mën nga lor xale bi parce que ci kaw nàmpal boobu xale bi mën na cee jël feebar bi kon nañuy éviter à chaque fois nekk ci biir famille yi kenn nekk fa ñu jël keneen jox ko bébé bi di ko nàmpal te xamuñu au préalable lan moo fa war a nekk ak lu ñu war a saytu ba pare c'est important. situation yooyu bu amee te amuñu ko mën a nàmpal koo xamante ni ki remplir na normes yi yëpp dañuy obligé jël le lait maternel le lait kii officine malade lait bi nga xamante ni dañ koy jaay pharmacie yooyu defaral ko xale bi te yooyu yëpp dafa laaj ay conditions yu set yoo xamante da nga koy defaree des fois nit ñi dañuy bëgg di nàmpale biberon mais biberon dafa am norme yu ñu ko war a defaree léegi nag biberon bi condition yi nga koy defaree hygiène bi ci war dafa war a am bu dul loolu nga jël tasse ak seringue defaree ko man je préfère sax nga jël tasse ak seringue parce que des fois situation yi day demee noo xamante du ñu defar biberon bi ni mu waree parce que tétine bi ñu koy jox xale bi dafa am matière bi ñu ko defaree te matière boobu dafay téye germe il faut nag nga stériliser ko te booy stériliser tétine boobu boo ko raxasee ba mu set danga ko war a def ci sa biir casserole tàngal ko baxal ko bu commencé bax nga koy chronométrer pendant 30 minutes ci la war a stérile te normalement biberon bu nekk benn tété la te boo waree am lu mat 8 tété wala 6 tété dans la journée kon da nga war a am lu mat 6 wala 8 biberon est-ce que Sénégal ñun loolu yëpp conditions yooyu yëpp dinañ koy remplir pour biberon parce que bébé bi biberon bu ko xasee nàmp waratu ko utiliser dañ ko war a stériliser maanaam nga baxal ko contexte yooyu nag bu amul on préfère nga jël seringue xooyal sa meew defar ak dosage bi aussi il faut nit ki xam ko parce que boo dosé meew bi te ni nga ko dosé baaxul mën na créer xale ma ay ballonnement digestion bi du baax si c'est trop concentré mën na andil xale bi yenn problème li gën daal mooy le lait maternel booy nàmpal sa doom dalay xool et c'est très important nit ñi di jël seen temps di jël seen temps jox seen doom wenn kii bi waxtaan bi bu ma sañoon dina gën a yaatu parce que y a beaucoup de choses à dire même ni ñuy toogee pour nàmpal am na solo parce que des fois da ngay defee ne da ngay nàmpal mais nàmpaloo da ngay joxe ween kese allaitement bu efficace dafa am prise de sein ni ñu koy jëlee ween bi ni nga ko koy joxe xale bi xëcc ween bi bu baax a baax soow mi ñëw bu baax a baax. encore une fois nañ nàmpal classe ante gi ci tool nañ nàmpal liggéey bu mu tax bul nàmpal sa doom solution am na fii loo gis rek problème boo gis rek am na lu ko mën a résolver kon nañ ci jàpp bu baax ci xale yi parce que xale muumin la te loo deful ci moom doo ko ci am ëllëg te ordonnance yi cher na meew mi cher na toujours loolu dernier recours lay nekk nañu nàmpal nañu jàppale xale yi nañ leen yiir nañ leen téye leen remercier